ku wax politique ci Ndar fokk nga wax parti socialiste coalition bi ñu bokk itam xam nañ ni parti socialiste mi ngi ciy jouer rôle am ba mu mat donc dañuy jàpp ni parti socialiste lépp loo xam ni mi ngi ko war na ko taxawee ci politique ci Ndar mi ngi ko koy taxawee ndax suñu ay responsable section ñu ngi taxaw parce que xam nga parti socialiste c'est un parti très organisé dañuy wax comité di wax section di wax coordination di wax même union des coordinations ba union régionale mais foo ci cëpp laal rek ci Ndar mën nga ni càpp ni kii moo fay responsable ndax bu ñu fàtte ni dañu defoon ay renouvellement en 2014 renouvellement yooyu tànnoon ay nit yoo xam ni tey ñooy jiite parti bi ba léegi te itam ñu jëm ci ay renouvellement yoo xam ni ci ay fan yu néew déjà ku mel ne Ndar coordination yi fi nekk jot nañu seen mandat pour mën a renouveler ndax dañ la war a jaay say carte boo jaayee say carte ba toll ci benn niveau nga demander parti bi mu may la yow nga renouveler te gis nañ ni en tout cas au niveau de Saint-Louis coordination yi fi nekk ku nekk atteindre nga niveau boo xam ni war nga renouveler et ñu ngi nii commencé incha allah ñu ngi ci di ko commencé te ñu ngi koy def. Non, gel d'activité non, parce que surtout nous, en ce qui nous concerne au niveau de la coordination Sor-Sud, chaque mois dañuy man mi nga xam maay secrétaire général ak ñëpp ñi nga xam ñoom laa àndal dañuy dem rendre visite benn section maanaam fukki section yi nga xam ni moo am ci coordination Sor-Sud chaque weer section yëpp responsable section yëpp dañuy ànd dem gane ji benn section. fi mu ne ñu ngi si suñu juróomeeli section boo xam ni dem nañ ko seeti ko te bu ñu fa demee ñooñu dañuy def seen animation bu mag responsable yi génn militants yi génn ñun ñi nga xam ni ñooy gan ñi jóge ci yeneen section yi ñu ñëw fekk si leen et loolu yaakaar naa ni type d'animation la boo xam ni ñu ngi koy def depuis 5 mois maanaam visité gum nañu 5 sections sur les 10 et yaakaar naa ni liñ ci gisagum vraiment lu am solo la parce que dafa dundalaat parti bi ci biir Ndar. politique rek daf dul activité boo xoolee ni bu ñu paree bu fekkee ni dem nañu élection def campagne élire suñu candidat muy nekk di former gouvernement di def distribution de maanaam ay nomination je crois que ni yow mi nga xam ni da nga nekkoon sur le terrain am beneen liggéey boo xam ni war nga ko liggéeyal dëkk bi war nga ko liggéeyal sa bopp liggéeyal ko réew mi yaakaar naa da nga ci war a dellu et yaakaar naa boobu léegi boo gisee élection yi bi mu jeexee ak léegi ñu dellu siwaat ci gisu leen ñu lu bare à part activité yooyu ma leen di wax gisu leen ñu ci terrain bi mais loolu moo ko gën a waral. mooy rapport allié on est des alliés. Est-ce que c'est un rapport humilié? sa parti socialiste dafay nekk di liggéey ci basam APR di liggéey ci basam AFP di liggéey ci basam LD di liggéey ci basam ndax parti bu nekk bu demee liggéey sa base mooy mën a tax mooy mën a dooleel coalition mais bu nit ñëpp di tase ci coalition demuñu liggéey ci base yi dafay xaw a néewal doole boo gisee même ci campagne bi loolu la ñu xaw a def dañu jël bis boo xam ni dañuy mobiliser tous les socialistes pour ñu xam ni du rek ci kaw la mbir bi nekk war na nekk également au niveau de la base et yaakaar naa ni fekkoon nga fa fekk ñëwoon ngeen fa gis ngeen ni bi ñu organiser le meeting de campagne pour le président de la République gis nga ni socialistes yi taxawee ni ñu wanee ni en tout cas base baa ngi fi yaakaar naa il ne reste qu'à les motiver. rapport ay responsable moom toujours dafay nekk ay rapport humain d'abord parce que ay xarit lañu ñoo bokk dëkk bi mais xëy na léeg-léeg gis-gis yi mën na wuute mais yooyu yëpp bis bu ñu waree toog dañ ciy waxtaan et puis dañuy avancer.
yow ki nga bokkal comité à partir sa biir comité la gis-gis yi di wuute mais da ngeen koy waxtaane ki nga bokkal section gis-gis da ngay wuute ba ca au niveau du bureau politique gis-gis yi dafay wuute mais l'essentiel mooy du loo xam ni dañ ko war a génne ci mbedd mi dafay doon loo xam dañ ko war a di waxtaane ci biir instance yi. divergence d'idées moom fu nekk dafay am comme da nga koy am à partir sa biir comité ngay amee noo xalaate keneen am nu mu xalaate sa biir section ngay am nooy xalaate keneen di xam sa biir même au niveau national ci biir politique day am ñii nu ñu xalaate ñee xalaate neneen donc boo ñëwee ci coalition également c'est normal surtout que ni duñ ko nëbb xam nga politique aussi léeg-léeg dafa am ay enjeux yoo xam dañuy dem ba tuddee ko sax ay intérêt mais man damay jàpp ni bu may demee bay politique c'est pour servir d'abord ma ville ma communauté mais servir surtout mon pays. parti bi man de ci sama xalaat mooy xaarul ñu koy jox dañuy ànd di liggéey lu ñu jox nag ñu liggéey yaakaar naa nag aussi que ni buñ waxalee jàll rek war nañu gën a mën a jox parti socialiste ndax nag taxawaayu parti socialiste ci biir coalition bi yaakaar naa ni am na solo soo xam ni war nañ ko gën a mën a taxaw. ba ñuy former Benno Bokk Yaakaar parti socialiste dafa taxaw APR taxaw AFP taxaw te boobu parti socialiste sax mi ngi ci coalition Benno ak Tanor mu ñëw indi coalition Benno ak Tanor pour bokk si boobu dañ koy def kenn gañeegul mais dañ ko defoon pour bu nu gañee liggéeyal réew mi et yaakaar naa ni siège boobu parti socialiste nekkoon du ci mës a jóg te fu ñu taxaw aussi daañu wan ni ñun dañu war a bokk ndax mate nañ ko ci mbooloo mate nañ ko ci xam-xam mate nañ ko aussi ci histoire parce que ku revisiter l'histoire du parti socialiste xam nga ni parti socialiste mënuñu def dara ci mileem réew sans pour autant parti socialiste bokk si. xam nga ay ambition moom c'est normal mais comme li ma wax rek man kan moo ni bëgguma nekk ministre kan moo ni awma qualité yu ma mën a def ministre waaw mais bu ñu ma deful ministre damay yàq parti bi déedéet ñaari poste la ñu am ñaar lañ ko mën a jox bu leneen dikkee ñu jox ko ñeneen xam man lan moo ma amal solo mooy ku ñu jox dara ci turu parti socialiste nga taxawe ko nga mate ko waaw maanaam nga liggéey fa loo xam ni képp ku kala ko jox d'abord muy président de la république mooy jëkk reconnaître que ni yow liim la jox matal nga ko population bi ci boppam xam ni liñ la jox matal nga ko parce que nag ku ni tabaski rek xel dem ci Aminata Mbengue Ndiaye te loolu dafa am solo xam nga cëru boo nee cëru rek yaa ngi yàq parce que bu ku nekk maanaam mbooloo mu toll ne mbooloom parti socialiste bu ñu amee ñaar ku nekk bëgg ñaata cadre tey jii ñoo nekk au sein du parti socialiste xam ni bu ñu leen joxee poste boobu ñu matal ko mais buñ ko joxee ñaar ñu liggéey ko ci sama xalaat de buñ ko joxee ñaar ñu liggéey si joxe ci satisfaction man gisuma ñu nekk di ko def à tour de rôle. Travaillons pour que le parti socialiste puisse revenir au pouvoir ba nga xam ni waxuma dootuñu am ñaar dootuñu am ñett dañuy am lu bare pour jiite réew. dara jafewul s'il y a le sens du dépassement dara jarul s'il y a le sens du pardon parce que nag ku ci nekk mën nga sentir ni tooñ nañ la ku ci nekk mën nga sentir ni gaañ nañ la ku ci nekk mën nga sentir mais yooyu yëpp lenn moo koy régler dépassement ak comment dirais-je ak pardon et yaakaar naa ni loolu suñu avant-dernier bureau politique loolu la le secrétaire général Ousmane Tanor oote
ñëpp xam nañ ni def nañ fi bureau politique boo xam ni dafa am ay exclusion et cetera mais bureau politique boobu mais le secrétaire général a encore réouvert ses bras pour que socialiste bu bëgg mu ñëw dellu si dans le parti. man de du ma ko nëbb Ndar gii ma nekk màkk laa jógee dama ni damay jël sama tànk képp ku fi socialiste ku ñu bokkaloon parti bi ku ma fekkoon bi ngay ñëw bi ma fiy dugg danaa la seeti ñu waxtaan naka la ñuy taxawalaat suñu parti ndax nag li mu wax naa ko léegi l'histoire du parti socialiste mayu ko muy xëy suba di disparaître. parce que ay mag ak rak lañu Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Sall mais ay mag ak rak lañu man ak suma rak dañuy réeroo léeg-léeg suñu biir kër mais léegi dañuy retrouver te nekkaat ay doomu ndey yu ñu mas a nekk. yaakaar naa ni parti socialiste am na ay mag yoo xam ni buñ ci jógee te daañ ci jóg yaakaar naa ni ba nga xam ni lépp loo xam ni dafa nekk malentendu au sein du parti yaakaar naa ni war na mën lañ li may wax nag suma xalaat la te lu ma gëm la dama gëm ni nous devons nous retrouver tous dans le grand parti socialiste pour avancer parce que nag ce pays là yaakaar naa ni parti socialiste am na ci rôle bu mag a mag bu mu war a jouer. pourquoi pas ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar ba élection ba jot ñu nekk ñun candidat bay génn ci élection yooyu candidat wu Benno nekk un socialiste. pourquoi mënul amee lu war a mën a nekk la parce que on est dans une coalition kay da ngay seet ki gën a présidentiable et dañuy souhaiter kooku nekk un socialiste. ñu ngi jiitu ñu ànd ak ñoom donc ñun war nañu mën a jiitu ñu ànd ak ñun ba tey kenn ci ñun war na mën a jiitu ñu ànd ak ñoom. war nañu liggéey au sein du parti socialiste ba nga xam ni bu ñuy dem élection 2024 bu ñu nekkee ci biir Benno Bokk Yaakaar le candidat ñu am un présidentiable boo xam ni unanimement ñun ñëpp dañ koy jël def ko candidat wu Benno Bokk Yaakaar. xam naa ni am na ci parti socialiste histoire du parti socialiste mën nañ ko niveau bi ma gis ci parti socialiste di toog ak nit ña fa nekk xam naa ni mën nañu. réew jàmm rek moo ko jig gis nga li nuy wax yépp di wax dama bëgg poste bi na fekk jàmm am fa. il y a 2 jours dama doon xool benn reportage ci benn réew bu nekk en Afrique mën naa ko citer muy Libéria ma xool reportage bi gis ni foofu nit ki talatul woon oto bu rafet nit ki talatul woon mbub mu rafet nit ki talul xool këram lu fa am xam lu mu taloon nu bakkanam sowe woo et loolu yaakaar naa ni mooy jàmm. donc bu fekkee ni président de la République dafa woote dialogue ñëpp wuy ci dialogue bi man de dama ciy am yaakaar te information bi ma jot tey daf ma gën a rassurer bu ma déggee ñu nii Famara Sagna moom la ñu désigné. Ça me rassure parce que on a connu l'homme, il a été ministre de l'économie et des finances, il a été ministre de l'intérieur mais dégg nga bi mu nekkee ministre de l'intérieur presque il est retiré wu de ses activités politiques. ñëpp xam nañ ni à l'époque fi la ñu fekk à l'époque tànk jàmm yi mu doon dox ci diggante Ablaye Wade ak Abdou Diouf. chaque fois bu Ablaye Wade wuy jee Abdou Diouf moom moo nekkoon derrière yaakaar naa kooku bu toogee ba tey ak son âge expérience bi mu am la sagesse buñ ko tànnee def ko l'homme du dialogue man dama koy rafetlu ma yaakaar ni lu mën a avancer dialogue boobu la parce que yaakaar naa ni ku ko approché xam lan la am lan la xam
et fan la ñu mën a yóbbu. li may demander opposition bi mooy réew mi ñoo ko bokk lépp loo xam ni mën na ko stabiliser ñun ñëpp war nañ ci dugal suñu loxo war nañu li ma doon wax dépassement ak pardon boobu war nañ ci àgg et yaakaar naa ni en tout cas jéego yi ma gisagum naw naa trop ni opposition bi doxaleegum pour le moment. waaw d'abord di rafetlu ñëw Dakaractu à Saint-Louis parce que nag bu doon suñu sañ lépp lu ñuy gis ci Sénégal ndar am ko parce que ñun amuñu lu dul ndar li ñuy bëgg Sénégal ndar gi moo nu ko gënal lu nu am ndara nu ko gënal donc lépp loo xam ni gis nañ ko mu ñëw ndar dañuy mu yokku ci ndar ñun dañ koy rafetlu moo tax ñuy rafetlu seen ñëw seen nekk à Saint-Louis di lancer waat rek un appel à mes camarades que ñu xam ni sunu parti dafa am histoire sunu parti dafay yàgg sunu parti cosaanam war na tax képp ku ci nekk boo bëggee def lu dul noonu sax nga am loo ci xoolaat que waxtaan yi aussi buñ ko mënee def ci sunu biir man si j'ai des choses à reprocher à mon secrétaire général si j'ai des choses à reprocher à un camarade du ma dem ci télé du ma dem ci rajo di ko fa def damay ñëw comme yàlla def nañu ñun dañu bokk ci parti yi nga xam ne am nañu instance yuy réunir régulièrement muy le bureau politique nga am occasion man fa dem man fa wax sa je préfère bu ma amee lu ma naqadi lu ma metti wala loo xam ni war naa ko contribuer ma yóbbu ko foofu loolu daal c'est un appel que je lance à tous mes camarades socialistes ñu gën a góorgóorluwaat jàppaat dajaloowaat aussi parce que loolu j'y tiens